Imam sa vision sur l'affaire Cheikh Yérim Seck aussi bëggoon naa ñu waxtaan ci ndax nag am na ay kii yu bari yoo xamante ni scandale yu bari yoo xamante ni soulevé na ko fi ban convoqué woon ko fi juste dama bëggoon rek nga wax ma sa xalaat ndax libanais yi am nañ vraiment seen influence fii nga xamante ni mooy Sénégal. bon mbiru Cheikh Yérim Seck dama ciy màndu lool parce que dafa am lu bari loo xam ne ni mu koy defee ak di ko waxee xëy na du moom rek. ak bépp journaliste bu doxalee noonu def naa ay poste di condamné loolu journaliste na yem ci liggéeyam ak respecté liggéeyam li mu laaj ci wàllu déontologie pour man journaliste la opposant politique opposant nga activiste nga et cetera na ku nekk yem ci sa métier ak la mu laaj ci wàllu éthique tey jii Cheikh Yérim Seck ak keneen ku mën a doon léeg-léeg ñu def loo xam ne dafay génn seen métier ak li déontologie bi laaj nekk journaliste du la may sañ-sañ nga tuumaan ku la neex. kon nga jàpp ay tuuma la def. non mënuma wax sax forcément tuuma mais wax na loo xam ni buñ ko laajee preuve génnew ko donc mais Imam je vous rappelle que un journaliste a le droit de ne pas montrer ses sources quand même. C'est vrai mais il a l'obligation de donner ses preuves donc ñaar yooyu bokkul mën nga bañ a joxe say sources mais da ngay joxe sa preuve yow nag yaay am xereñ bu lay may nga joxe say preuve parce que bu dul loolu boo xoolee après bi loolu xewee dem naa gëstu ba xool la charte de Munich sur les journalistes déontologie bi ñu def dernière version bi 2017 ma dem xool ko nga gis ñu ne que le journaliste doit éviter des fausses accusations de dire sans preuve et cetera kon tamit nëbb sa source ça n'a rien à voir ak bañ a joxe preuve xam nga lu tax parce que bu duma loolu ça veut dire que journaliste mën na wax lu ko neex ci turu damay nëbb samay source kon àdduna bi tukki c'est-à-dire tey benn journaliste mën na yeewu suba daal ne Imam Kanté dafa jël 1 milliard diw ñu ne ko quelles sont tes preuves mu ne damay nëbb samay sources. mais bu boobaa Imam Kanté am na droit génn wane ni lii mu wax amul parce que lii ak lii lu tax ñooñu camp boobu aussi defuñu la même chose. def nañ ko kay dañ ko porter plainte. waaw porter plainte bokkul ak wane ni lii. waaw mais nag en général ku accusé yaay génne preuve bu fekkoon ku mu neex nga jóg ne Imam Kanté moo def lii moo wax lii. kon man chaque jour ma nekk fi di défendre ne defuma lii waxuma lii parce que kii moo ne maa def kii moo ne maa moo tax loi bi tere ko kon nag léegi boo jëlee kaawu Cheikh Yérim Seck boobu li mu wax ci document boobu document moom dafa ne dafa reprendre rek document bi ñëpp gis mais pour man def na plus que ça parce que dem na ba cibler benn famille ba wax sax nañ leen boycotté et cetera xam nga kon kooku pour man def na jugement dépassé na li journaliste war a yem ba pare après sax génn def beneen sortie pour wane ne léegi sax day mobiliser nit ñi kon kooku nekkatul journaliste léegi nekk na un citoyen buy xeex contre benn famille et ses intérêts pour man kon mélange boobu ak confusion boobu condamné naa ko am na aussi leneen lu ma condamné ma ne yenn journalistes yoo xam ni dañuy xaritoog ñi nga xam ne ñoo am ay ndombo tànk yilif réew mi ba pare bëgg a neutre seen digganteeg réew mi ak ñooñu du yomb parce que mënoo wax ne diw ak diw sama xarit la kooku suñ ko cité ci benn scandale yow mi mu nekk sa xarit dana jafe nga am crédibilité ci li ngay wax ak nit ñi. mais ñu seetlu beneen bi affaire Cheikh Yérim Seck li ko gën a compliqué encore mooy yeneen mbir yoo xam ni woowaat nañ ko ci après yoo xam ni daanaka en tout cas gisuma weddiwul cosaanu mbir mi mais na mu tëddee la weddi loolu ci côté moral ak sutura xaw na yéeme donc nit koo xam ni dañ lay tudd ci yooyu tuddoon la ci yu mel noonu tuddaal la ci yu mel nii te weddi woo cosaan bi waaye lii ak lii loolu day tax tamit ku ne journaliste nga bëgg a wax ak nit ñi lu ñuy gëm booy doxalee nii day xaw a doy waar. maanaam doxalinam ci wàllum mœurs ak yooyu da nga koy déplorer toujours yow. dama koy déplorer bu baax kay muy moom muy keneen mais moom en particulier lu tax parce que koo xam ni da nga am loo war a représenter ci sa âge ci am popularité dégg nga ci sa diine aussi. voilà mu nga loolu mooy problème kon du problème de personne mais comme ni ma la wax muy moom muy keneen xam nga am na ay temps bul fàtte am na ay temps tam beneen journaliste bu mag fii bu siiwoon bu duggoon ci yu doy waar ndeysaan génn na àddina kenn du ko mën a jàppale ci loolu te ku mënoon bind la ku mënoon kii donc moom it am na leneen lu fi xewoon loo xam ni nee naa la dugguma ci détails yi mais ñaaw na en public ba moom am na lu ko ca fekk te nee naa la cosaan ba weddiw ko xam nga na yëf yi tëddee forcé wu ma ko ak yooyu xam nga noonu la mujjee woon kon ci koo xam ni kilifa nga am njaboot ba pare di askanoo l'islam génnoon sax di wax damay woor alxamis damay woor altine ak yu mel noonu loolu laa wax ne kooku dana jafe nga nekkee noonu ba lu mel ni fekkaat la ci nit ñi mën nañu wax ne kon kii est-ce que dëgg-dëgg bëgg na nekk nit ku set bëgg na nekk nit koo xam ni dañ koy jox solo
ci réew mi parce que nit ñi tamit nag dañuy bëgg di déglu koo xam ne mën nañ koo wóolu kon côté boobu laa wax ne comme moom laaj nga ci mbiram loolu laa ci tontu wax dëgg yàlla nag mais nag yéenewu ma ko dara loo xam ni lu bon la li ma ko yéene daal mooy yu mel nii nga xam ni dañ ko ciy tudd mu feeñ en public ba moom sax weddiwul cosaanu yëf yi waaye xëy na yenn détails yi lay remettre en cause ça veut dire que kon gis naa ne muy man muy moom war nañu defar bu baax a baax ci wàllu diine ak ci wàllu moral ak conduite et que tey jii xale yi li ñuy xaar ci seen i mag seen i aîné muy man muy moom ak keneen du yu mel noonu daal. waaw du tax sax lu mu ci wax rek ma ne du noonu mais dana tax ma li tubaab di wax je prends avec pincette comme ni ma la waxee muy moom muy keneen mooy gisoon ñi ma wax ne dañuy xaritoo da ngay xoolal benn journaliste buy taxaw di wax ne président sama xarit la ñoo reerandoo jabaram sama xarit la et cetera xam nga kooku bu ñu nee président li mu def jaaduwul kooku su génnee ne président li mu def jaadu na du neex a gëm ndax la mu feeñal dans les grands pays démocratiques journalistes yi ñu fa gën a fonk te ñu nekk ay nit du ñuy déglu dañuy moytu yu mel noonu mën nga leen sax rencontrer poser leen ay questions et cetera mais di damoo ne say xarit lañu day indi conflit d'intérêt donc côté boobu laay wax kon moom tey jii par exemple su fekkee ni génn na ne man journaliste la te yem ci affaire journaliste les faits daal ne lii ak lii ak lii mais bañ a nekk juge ba pare bañ a ne damay yëkkati population bi contre intérêt wu benn famille nangam ak nangam boobaa pour man effectivement day indi confusion boo xam ni lu muy wax day gën a jafe gëm. Imam rafetlu nañ li nga xamante ni moom mooy sa intervention on a puisé toutes nos questions donc bu fekkee am na question boo xamante ni waroon nañ la ko laaj te laajuñu ko ban lay doon. peut-être xanaa statut Faidherbe bi loolu tam question la boo xam ni lu jar a bàyyi xel la sànq rek bi ngeen ñëw fekk juste ma ciy lire dara lu ma jaaxal sax benn homme politique boo xam ni ku ñu mii noonu la fii ci réew mi mu wax ci wax yu ma jaaxal lool di wax ni Faidherbe moo tabax Sénégal moo defar réew mi kon kuy woote ne patriote nga waroo ko mën a bañ nangam naa Ibrahima Sène bu pit waaw xam naa moom depuis bu ñu ko joxee poste PCA Miferso xaw ma fële ci énergie minérale yooyu ñu exploité kenn xàmmeetu ko moom ci Facebook bi kenn xàmmeetu ko communiste nga xam ne ñoo doon gën a xeex pour tubaab yi jógee fii ak indépendance buy wax ne léegi dañu war a bàyyi Faidherbe statut bi mais li ma ko tontu mooy loolu rek ma ne mais Faidherbe amul lenn loo xam ne mi ngi ko doon def te njëriñu Sénégal tax loolu rek doy na c'était un projet colonial boo nee projet colonial rek soit li ma tontu Ibrahima Sène ak ñeneen ñi wax lu mel ni moom soit nga jàpp ne colonisation baax na pour ñun kon baax na kon nañ leen gën a sargal sax waaw Sénégal reconnaissant boobu ñu bind ci suuf Faidherbe nañ ko peinture ba mu gën a rafet sax gën a jolli waaw bu fekkee loolu la turu ñi fi nekkoon ñëpp dañ commencé ko soppi parce que déjà projet soppi boobu sax commencé woon na d'ailleurs commencé woon di rebaptiser di renommer les rues par des gens yoo xam ne ñun jàpp nañ ne dañu yëkkati nu mu tuddati jaloore suñu réew ak ñun nañu ko bëggee suñu diine ak li ñu bëgg léegi loolu sax dafa commencé woon kon léegi ñiy opposé wu ci loolu ñoom peut-être ñoo war a seet seen bopp ko defee statut Faidherbe projet colonial moo ko fi indi doxul rek ñëw fi def ñu ay tubaab moo ko indi ñëpp xam nañ politique d'assimilation et de déracinement Faidherbe amul lenn lu mu def pour njëriñu nit ñu ñuul yi nekk fii lu mu def yëpp c'est pour les intérêts de la France kon nag wax dëgg yàlla dëkk yi moom seen bopp yëpp fi mu nekk ñu ngi bindaat seen histoire di seetaat ñoom nan lañ bëgg a tëralee yëf yi kon Faidherbe pour waxuma sax nañ ko toj mais statut boobu nañ ko dugal ci benn musée Sénégal reconnaissant boobu ñu dindi ko dugal ko ci benn musée ba pare nag léegi foofu ñu tuddee ko beneen nit ku am solo soit ci localité bi foofu wala ci réew mi te loolu ñu def ko ci réew mi yëpp su ko defee ñu commencé nag moomaat suñu bopp parce que moomaat sa bopp tam bokk na ci xam sa démb jox sa bopp wàccuwaay bi nga xam ni moom la seen maam amoon démb mais koo xam ni dafa faatoon say maam toroxal la bëgg laa def tubaab imposer le français et cetera nga ñëw tey naan waay mais moo tabax réew mi loolu gàcce la. Imam waxtaan bi am na solo encore une fois ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet Univers Info TV yi nga xamante ni ñu ngi la doon seetaan. maa ngi leen di encouragé waa Univers Info heure bu ngeen ma soxlaa rek su ma ko teelee yëg ma waajal sama bopp ba recevoir leen waxtaan ak yéen seen i question di nuyu itam internet yi nga xam ne ñëpp ñu ngi leen di suivre ci Univers Info di leen wax ne à la prochaine incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
jërëjëf Imam Kanté la ñu dalaloon tey doon waxtaan ak moom ci question d'actualité boo leen seetloo waxtaan bi waxtaan nañ ci point yu bari yoo xamante ni moom indi na ciy leeral indi na ci position am nii lañ leen koy defalee saa su nekk di dem di seeti borom xam-xam yi ñuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy jëmale suñu réew kanam. C'était tout pour votre émission amis internautes, je vous donne rendez-vous très bientôt ak beneen invité merci beaucoup mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube ngeen bës ci bouton bi ñu bind abonné boo leen paree ngeen topp sa notification lu ma ñor la nag lu ma ñor la ngir bokk ci njëkk a seetaan vidéo yi ndax Univers Info dem ci kanam merci beaucoup et à la prochaine